asalaamaaleykum wa rahmatulah yéen mbokk yi baaxoo ànd ak ñun ci seen bii di Azhar Louga TV juróom-ñetti waxtu jot na ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci li gën a fës ci bopp xibaar yooyu yawmu saqaafi di journée culturelle bi nga xam ni Azhar dina ko amal année bu jot ñaareel ba nag mooy dawra maanaam séminaire bi nga xam ni ñenn ci inspecteurs yi doon nañ ko organiser yi élèves yi nga xam ni ñooy def terminal bi incha allah ngir tàggat leen ci matière bi bii di philo. ba tey nag bokk na ci ponk yooyu activités yi nga xam ne élèves yi dinañ ko amal ci seen biir kon mbokk yi comme niñ leen ko waxee daara ji nga xam ne moo di Azhar dina organiser année bu jot yawmu saqaafi di journée culturelle ren jii nag ñu ngi koy amalee fële ca Touba di yemoo ko le 11 ak le 12 ci weeru juillet 2020 incha allah bés boobu nag nekk na bés bu am solo ci Sénégal rawatina daara yi nga xam ne ñoo bootu ci Azhar ba tax na amaloon nañ ay musaabaxatu saqaafiya ngir raison bu nekk mën a am ndaw yi leen teewal ci bis boobu ci loolu nag markas bi nga xam ne moo di markas bu Louga tànnoon na ñeenti dëkk muy Sagata ak Kébémer Louga ak Colom ngir ñu jongante ci seen biir ngir am ndaw yi leen teewal ci bis boobu waaye nag mbokk yi bis bi nga xam ne moom lañ jàppoon pour def saqaafa yooyu méttee def si mujj am ndax ñeenti équipe yi nga xam ne ñoom lañ tànnoon ñaar ñi dañoo mujj daal di joxe ngànt ñaari équipe yi nga xam ne nag ñoo teewoon di Louga ak Kébémer ginnaaw bañ jongante ci seen biir équipe bii di Louga moo mujj daal di jël raw gàddu gi ci lu tollook téeméeri point équipe bi nga xam ne nag moo jóge woon Kébémer daal dina am ci lu tollook juróom-ñaar fukki point am nañ nag suñu ndaw lañ fa teewaloon ñu xool reportage bi ñëwaat. bi taxa si Ahmadou Bamba Lo mi nga xam ne fi sëñ bi mënta dem moom la fay yebal ak ku mu koy boole ak oustaz mudir Serigne Nourou Diop muy mudiru Ngëm Sarr ak mboolem oustaz yi nekk ci école bi ak raisu lañu saqaafe muy al mudir Serigne Birane Gueye ak suñ mbokk yi jógee Kébémer ak suñ mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci école mag bi muy école Serigne Abdou Khadim Mbacké bi markaz bi di nuyu ñi fi teew ñëpp di leen jot li kàddu yi idaara bi muy kàddu yoo xam ne Serigne Mahmoudan moo waroon a taxaw tagal mbooloo mi dalal leen ndax ku fi ñëw ganam nga waaye bu fi nekk ku fi ñëw ganum école bi nga ganum jàngale fi ñu am tuuti luñ bëgg ñun bàyyi ci xel yi ñu xam ko mooy li tax ñu teew fii maanaam jigge marke Cheikh Abdou Khadim muy Louga muy Kébémer ak fu mu mën a doon ci marke bi ak li ko wër ñu xam le ne ñoo xewle suñu bisu bopp bis bi nekkul loo xam ne day lu teqali ko maanaam la nekk Kébémer mooy li nekk Louga ñu bëgg lii ñu def ñu bañ koo jàppe jongante boo xam ne day nekk loo xam ne day jur ak féewaloo wala jur lu mel ni xëccoo lan la ñuy bëgg mooy markaz bi moo soxla ab équipe bu ko teewal ci saqaafa bi ñu def ci muy yawmul watan yi di Azhar di organiser te faaw ñu am équipe boo xam ne mooy teewal jëmmi markaz bi kon équipe bi ñu bëgg équipe bu markaz bi lañ soxla du Kébémer ko moom du Louga ko moom du Sagata ko moom du feneen mais jëmmi markaz bi kon mbir mi lu ñu bokk la ginnaaw lu ñu bokk la ñu suñu biir bopp soxla ab équipe buñ fi dajee yéen waa Louga yéen ñi dalal gan ñi da ngeen di bàyyi xel ne ñi jógee Kébémer seeni gàmpay kon la jëm solo mooy jox leen ab cër ab yar ay teggin diglu amul dal ba yëf yi ñu def ko ci ni ñu ko war a defee lépp àgg ci jàmm ñu ñaanalante toog waxtaan bu ëllëgee gis nga dana rafet dana yomb ndax mbir mi mbirum kilifa تطرح أسئلة بالتناوب الأسئلة الجماعية ثم الفردية بدون رد ثم الرجوع إلى الأسئلة الجماعية ثم الفردية مع رد وعلى الملقي قراءة الأسئلة قبل بداية المشاورة. لجنة التحكيم تتشكل لجنة التحكيم من 4 أشخاص وهم موجه الأسئلة مسجل النقاط ضابط الوقت الحكم النقاط كل جواب صحيح يساوي 10 دقائق ولا يقبل. إذا السؤال الأول ما هي السور المفتحة بالحمد؟ أولا السورة المفتحة بالحمد أولا سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض سورة كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده ولم يجعل له عوجا سورة سبع سورة الفاتحة. الإجابة صحيحة. طيب شكرا هذا طيب. اذكر 5 من السور المبدوءة بإذا.
waqi'a suratul waqi'a suratul zilzilah suratul infitar suratul takwir suratul nasr. الإجابة صحيحة. ما اسم أم عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ سيدنا عثمان بن عفان هي أروى بنت قيس. ما اسم والدة سيدنا علي كرم الله وجهه؟ فاطمة بنت أسد. إجابة صحيحة. ba tey nag ku ne xam ne Azhar ni mu doxee ci wàllum xam-xam ba tax na fan yi jàll ñenn ci inspecteurs yi ci njiitug Oustaz Moussa Ndoye organisé woon nañ benn dawra maanaam séminaire pour élèves yi nga xam ne ñooy def terminal année 2019-2020 ngir ñu gën leen a tàggat ci matière bi nga xam ne moo di falsafa. mu nekkoon nag dawra boo nga xam ne amoon na solo lool ñu doon ko amalee fële ca centre bu Serigne Abdou Khadre Mbacké bu Louga. élèves yu bari nag teewoon nañ fa bàyyi ko ci école yu bari école bu ci mel ni Manarul Huda ak école bi nga xam ne moo di Ali Bakrin ak Nour Alhaji Malick ak école bi nga xam ne moo di école Mame Cheikh Mbacké fekk ci élèves yi nga xam ni ñoo nekk ci centre bi nga xam ne moo di centre bu Serigne Abdou Khadre Mbacké bu Louga kon ni dem xooli éléments yi te ñëwaat. gis ngeen ko nii yeneen yi xam naa ne ñu lay doon waaye ñun man yeneen yi ñu bokk mën a soir xanaa keneen ku def taxaw ci foofu ak ñun man maa ngi isaan ñoo bokkoon kesmu fekki woon fële kulit usul bi man maa ku ñuy wax Mohamed Baar nga ñu jël kesmu fekki woon fële moom saria waaye ak ba tey nag taalal nañ suñu micro ñenn ci formateurs yi ku ci mel ni Oustaz Mujib Diop ak ki nga xam ne moo di Oustaz Moussa Ndoye kon ñu daal di dem xooli reportage yi te ñëwaat. naa tur bi nag Alxaaji Mujib Diop la dëkk fii si Louga ginnaaw bi ñu jàngee Alxuraan ba pare dem mën a am fa shahadaat yi njëkk a am certificat ak BFEM ak bac ci lañ demee Pire jàng fa ñaari at soog a dem Libi Chobol lugha al-arabiyya lan taxassus am fa licence taqdir mumtaz gannaaw gi ñu ñëw Sénégal di baywaat ci njàng meeg jàngale bi suñu ay juhut ñu def ci lugha al-arabiyya ak falsafa moo ñu may ñu bokk tey si ñu koy jàngale fii nag li ñu fi dajale tey moom falsafa la. falsafa daa rek màgg boo xamante ne si jàngkat yu bëree bëri foog nañ ne dafa jafe te li koy waral mooy ñaare ñàkk xam léeg-léeg manhajee bi maanaam yoon mi ñuy jaar pour tontu waaye nag ñiy jàngale falsafa fii si Louga ak fu génn Louga buñ dajee ku si nekk li la yàlla jox nga indi ko pour jariñ élèves yi boobaa dana jur njariñ te ñu ngi koy gis moo tax damay tënk ne fi daal macha allah dawra bi dina ay njariñ. waaw nan nga gisee mustawa élèves yi nga xam ne mën nañ leen former tey ci matière boobu. waaw ñaare nag élèves yi si fa am jafe-jafe bi ñenn ñi am mooy nekk mu kawin bi dafay bëgg a wax lugha arabiyya ndax mooy madda bi nga xamante ne si bu imtixaan bi ñëwee ci lugha arabiyya lañuy tontu waaye gis naa ne nag ñi ëpp ci élèves yi formateur bi wax arab nan war a dégg dëgg-dëgg bu ñu ko déggee loolu moom mooy sabab léeg-léeg sax formateur bi day mujj bàyyi arab bi léeg-léeg di ci boolewaale olof te loolu xëy na am mustawa saa sana yi xëy na waroon nañoo toll foo xamante ne si kii wax dana wax arab te waaye élève bu nekk tribunal da nga mën a comprendre xëy na loolu jafe-jafe la waaye bi si fa am moom gis nañ ne ñu élèves yi ñu am ak cawarte la ci màdd bi dèjà loolu rek loo xam si lu ñuy rafetlu la maanaam bëgg gën bëgg falsafa wala jublu gi ñu jublu ngir comprendre màdd bi ba jëriñ la ñu def ay effort pour participer en même temps seetlu nañ ne dañuy teewlu bu baax maanaam depuis démb ba tey
li ma fekk lépp mooy élèves yi ñu ngi bàyyi xel li oustaz di wax kon loolu am na njëriñ beneen beeg gis nañ si ñoom ñoo xamante ne si ñu am mustawa la am na ñeneen ñoo xamante ni jar nañu dabaatal te loolu moo sabab sax formation bi élève bi nga xamante ne si mën naa ne defu ko am na occasion bu rëy boo xamante ne si raw na ko ndax bu fekkente ne si dangaa nekk moo xam Ali ibn Abi Talib baa nga nekk Manaar baa nga nekk fii oustaz bi lay jàngal si moom ngay jëriñ mooy naka moom lim la indi ngay gis te nag bu fekkente ne si teewoo fi benn oustaz bi nekk beneen bërëb maalumaat yi mu xam du am accès pour jëriñu fa kon li occasion la non seulement xam-xam bu am solo bi élève doon jël ci oustaz bu koy jàngal mu jël loolu en même temps mu ngi si beneen tajriba bu benn oustaz am loolu kon li ëpp solo ci teew fii li ñu mën a jëriñ mooy oustaz bi muy dégg fee sa Manaar ba bi muy dégg fii te moom nekkul fii ba oustaz ba nekk élève ba nekk ñoom rek doon jëriñu ci oustaz bay jàngale ñoom rek ñu dajalee nag mboolem oustaz yi nekk fii ñi ci ëpp teew te muy xam-xam boo xamante ni ku koy indi da koo àgg mboolem oustaz yi jàngale falsafa maanaam li ñuy indi ci classe bi avant loolu teggal ko fu ñu ko war a teg ñu xool ko segg ko indi ko ñu nekk xam-xam bu wóor jàpp naa ne kon képp ku teewul loolu dana la manqué muy xam-xam boo xamante ne si daal ay nit ñoo ko boole liggéey te ku ne xam nga ne lu kenn def lu mbooloo def moo ko gën parce que mbooloo dañuy dëppoo dañuy discuter seeg dindi ba dëppoo ci leen kon li ñu dëppoo rek day nekk loo xamante ne si lu am solo la moo tax jàpp naa ne daal lii effort bu élève def bu participer jar na. kan mooy Oustaz Moussa Ndoye ak lan mooy rôle am ci wàllum jàngale. Oustaz Moussa Ndoye kenn la ci doomu Sénégal ju dëkk Touba bokk ci ñi nga xam ne dañoo jàng wàllu njàngum arab tàmbalee ko fii ci Sénégal ci nin ko xamee ci daara yi ci wéy juróom mokkale alxuraan foofu topp jàng ulumu saraya ak lu jëm ci luxa làkk ci biir Touba jaar fu mel ni Mauritanie def fa ay at ci Boutlimit ci yàlla na yàlla yokk leeram yokk ko wér te guddal fanam Cheikh Ba ca Mauritanie ca Boutlimit jóge fa dem fu mel ni Algérie def fa ñaari at dem Maroc def fa ñeent at di ijaazaam doogu ñëw si fii. Ittihad bi ban année lan ko créé. Ittihad bi ñu ngi ko formé ci en 2014 parce que 2013 lañu def première bac bi office bi bac nekkoon jafe-jafe am jafe-jafe pour dajale léeg-léeg professeur philosophie yi ci lan xalaat ni ñoom ci planification ku ñuy wax Senghor mu xalaat ni nañu def benn union pour mu mën a lëkkale jàngalekat yi ci loolu ci lañu ko proposé ñu formé ko ci kanam directeur office bi baax formé ko ci kanam Senghor moomu au passage ñu koy nuyu bu baax. ba tey ma laaj la foofu pour nga mën ma ci leeralaale ndax lii mooy première ñu def ko Louga wala ndax tamit am na yeneen école yu ñu koy def yeneen dëkk yoo xam ne ñu ngi koy def lu mel ni. très bien daa mel ni bu dee li ñuy tuddee dawra takwiniya muy séminaire ñi ngi koy jëkk a def ci école def ko fii ndax dawra yi daa nekkoon loo xam ne dañ ko doon def rek ci diggante jàngalekat ak moroom ak nu nuy jàngale di ko defit waatam turuxu tadrisil falsafa ñu di ko jël muy méthode yi ñuy jàngalee falsafa pédagogie dañ ko doon def ci sunu groupe yi ci li nga xam mooy groupe internet yi. ndax yow dong yaa nekk ci Louga. en kay ci fii ñun man lii sama initiative la du initiative bu kenn man maa ko njëkk a xalaat wut samay membre parce que lii du liggéeyu Ittihad bi man maa ko jiite mais maa wax samay juróomi moroom ci biir Ittihad bi ku mel ni Bachir Sall naan ci média mën na ko dégg ku mel ni Cheikh Yaate bi nga gis ci la bokk c'est docteur inspecteur Issa Ndiaye ci la bokk initiative yooyu bi ñu ko defee ba mu rafetlu ko ku ñuy wax oustaz Malick Dem ci la bokk ma nga Dakar jotul ñëw sax ndax jàppoon na ni dina ñëw ci lañ ko jàpp man Moussa Ndoye maa ko initié waaye am na ñu bëri ñu taxaw ci sama ginnaaw bëgg loolu danoo bëgg danoo fier ci lu li nga nekk nii tey parce que c'est la première fois ab tajriba la
d'accord am na ay failles yooyu yëpp bu paree après danañ xool nun ko solutionné dinañ seet noo xam ne noonu lañ koy defewaat ba nga xam ne beneen yoon wala leneen fu ko mën a defee ci defe naa waxtu wi sax mi ngi ñuy bëgg a jot dawra boobu nag nekkoon na dawra bu am solo ci élèves yi nga xam ne ñooy waajal bac bi kon ñu daal di dem xooli suñu ndaw lañ fa teewaloon te daal di ñëwaat. ñu ngi leen nuyu bu baax a baax. ñu lay fay. tur bi naka la ak foo bàyyee ko. Serigne Saliou Bousso. bàyyi ko école Mame Cheikh Mbaye. di nekk Salis Sanewi. gis nañ ne da ngeen a ñëw démb ba léegi yéen a ngi ci marcation Abdou Khadre Mbacké Louga di nekk tamit tam ci dawra bi nan ngeen gisee bis bi. bis bi kontaan nañ ci. ndax li ëpp solo mooy xam-xam. te gis nañ ne xam-xam feeñ na ci. yee nañ ñi li ci kanam suñ kanam. parce que xëy na ñun ñi defagul bac. am na ci loo xam ne mu ngi suñ kanam te gisaguñ ko. boo côté jàppale nañ ci bu baax ci ay xatawaat yoo xamante ni danañu jàppale pour ñu yombal ñu. ba bu ñu demee daal duñ ci am benn problème. dooli ko waan nañ ci yeneen njëriñ yoo xamante ni gisuñ ko woon école. ndax kenn ni mënut a matal lépp. kon gis nañ ni am na fawaayit ngi defe naa yow yaa ngi jóge Ali Bakrin wala Mame Cheikh Mbaye waa kay ba tey nan nga gisee tarbiya bi nga xam ne doon nañ ko def ci ngoon. waaw man de dama lay wax sax li ma fi jëlee. dama ko lu bëri dama ko fee xamee. parce que am na élève bu ne tey war na ma nan lay comporté woo ci école. gis nañ ko ci. donte ban fi tasee ñaari fan la. mais ku ne sa comportement bi ngay comporté woo sa école rek xam nañ ko. te tatbiqaat yi nga wax tamit laaj ñu ci dañ cee am expérience boo xamante ne comme ni ma la ko waxee ci suba rek. dafa gën a yokkaat ci ngoon ñu am ci beneen xam-xam boo tamit xamante ne ñun mosuñu koo xam. waaw kon ñu gisanteeg waa Kébémer donte gis nga ñi ngi jóge ba Kébémer dikk tey ci bis bi raw démb ba léegi ñu ngi leen fiy fekk ñu wax gis Aliou Mbengue ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar waaw nan ngeen gisee démb ba tey yéen a ngi Louga nan ngeen gisee bis. wax dëgg yàlla ginnaaw bi ñu sante ba pare ñi nga xam ne fekk nañ leen fi. affaire bi am na solo trop wax dëgg yàlla kawe na suñu njort. niñ ko yaakaaree woon moom gën na koo kii daal gën na koo am solo. wax dëgg yàlla bëgg nañ daal ñu koy fekkee. donte ni sax buñ ko mënoon a évoluer ba nga xam ne. chaque 3 mois dinañ ko mën a am. wax dëgg yàlla loolu moom dinañu gën a. defe naa dañoo gis ay yoon yu bëri gis nañ ngeen def théorie gis nañ ngeen def pratique ndax théorie bi pratique bi ñaar yëpp gis ngeen ci seen bopp. waaw macha allah wax dëgg yàlla gis nañ suñu bopp théorie bi moom sax moo gën a feeñal pratique bi moom. wax dëgg yàlla gën na koo yombal ndax. leeral nañ ñu ko daal noo xam ne yaakaaroon nañ ñoom duñ ko mos a déggee niñ ko déggee. wax dëgg yàlla kon defe naa looy ñaax ñu fi teew ndax dañuy dem rek sànni nusuus si wala ndax dañuy dem rek commencé pratiquer. léegi daal li ñu dénk suñu bopp di ko dénk suñu mbokk mooy bu ñu demee. ñu jéem a teewlu bu baax li ñu doon wax. di gën a tarkisaat ci njàng mi. di gën a bàyyiwaat xel ci xeetu. madda yi nga xam ne ay madda muhimma la. am solo ñu ci gën a bàyyi xel. kon defe naa Aliou Mbengue la mi ngi jógee Kébémer ànd ak i xaytam ñoom ñëpp ñu ngi leen ñaanal yéen ñëpp najaaxan baaxee. te yàlla ba tey daara jii di Azhar bokk na ci activité yi nga xam ni daf koy amal muy di génn di dem si yeneen écoles yi ak di dalal yenn si écoles yi ngir gën a dëgëral nag relation yi nga xam ni moo dox ci seen diggante ak it jigéenu élèves yi ba ñu gën a xamante ci seen biir ak it ba ñu mën di weccu ay expérience jaaree ko nag si amal ay match jeunes en herbe ak ay football ak li nga xam ni moo di coupé ba tax na mardi bi ñu jëm di yemoog le 10 ci weeru mars école bi nga xam ni moo di Al Azhar fas yéene naa dem ci école bi nga xam ne moo di Ali Ibn Abi Talib ngir ñu amalee fa seenu jongante bu njëkk bu ko defee nag talaata bii di ñëwaat Azhar mooy doon retour bi Azhar daal di fas yéene dalal école bi nga xam ne moo di école Ali Ibn Abi Talib kon mbokk yi lii mooy li fi jotoon rot ci xibaar yi ñuy jaajëfal bu baax ñu nekkoon ci xarala gi te di leen jaajëfal bu baax ci ànd beeg seen bi di Azhar Louga TV di leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf